jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV seen rajo Dunia FM 88.9 suñu site internet www.dtv.sn émission diisoo amaan mbégte ànd yéen ci waxtaan wi xam ngeen ni Sénégal actualité bi bokk na ci coowal pétrole ak gaz ci biir réew mi coowal Aliou Sall Petro-Tim ay contrat yu ñu signé coow li bari ci lool dégg ngeen ni procureur jël na dossier bi def na appel à témoin commencé enquête ci wàllu gu di mel enquête boobu mu am ñenn ñoo xam te ne bii dem nañ ca DIC ñu tudd leen fa DIC mooy division des investigations criminelles bi ñu leen fa invité foofu convoqué leen dañ ko mën a waxee ngir laaj ak tontu kenn ci ñoom nag lan jàkkaarlool muy suñu invité muy Babacar Mbaye Ngaraaf Babacar nga jiite Alliance pour sauver le Sénégal nuyu naa la bu baax. maa ngi lay fay Modou Mbacké di nuyu techniciens yi nga àndal di profiter ci occasion bi aussi di féliciter DTV ci seen professionnalisme. Merci beaucoup. mais également seen disponibilité. à répondre à chaque invitation d'un citoyen donc ñu leen ci remercier bu baax a baax di ñaan yàlla aar leen. sàmmal leen seen liggéey ba egge ko fu kawe seen jort. merci beaucoup Babacar maa ngi koy wax sànq DIC dafa commencé dafa tàmbali di am ñu muy woo. di leen convoqué ndax xam na ñu jàpp ne dañoo xam dossier yi dara. te yow nga bokk ci ñi njëkk a woo ci wàllu guddi mel lu koy indi mooy da ngaa bokk ci ñi njëkkoon def plainte ca OFNAC jëm ci mbirum contrat yi nga xam mooy di coow li tey Babacar d'abord ba ñëw ci convocation bi la DIC convoqué d'abord lan moo nekkoon sa motif bi taxoon nga plaintoon ay jamono ca OFNAC. waaw ñu ngi leen di nuyu également sunu mbokk yi ñuy bokkal Alliance Sauver le Sénégal di nuyu mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi am di jàmm yi militants yi ak sympathisants yi nga xam ni jamono ji yëpp amuñu benn yitte budul xool ndax ñun ñu ngi ci jàmm. ñu ngi dalal seen xel ni ñu ngi ci jàmm parce que réew mi ñu nekk mi ngi tudd République du Sénégal réew mi nag xëylu xëy nekk république dafa am yeneen réew yu mu bokkaloon lu ñuy wax Afrique continent boobu di Afrique yàgg a sonn ñu yàgg a fooye yàgg a sax-saxee alalam ak askanam suñu continent muy Afrique dafa am 4 siècles d'esclavage am ce qu'on appelle la colonisation am jamono yoo xam ne buur a fi nekk ñett yi ma la wax yëpp su ma ko souligner c'est pour nga xam dañoo yàgg a sonn ndax dañoo yàgg a jaay doole di jëfandikoo sunu am-am jamonoy jaam dañ daa jàpp ñi ëppoon doole maanaam ci ñun ëpp xam-xam jël leen yóbbu leen suñu réew yi jaruñoowuñ leen yenn saa yi sax ñu yokk ci spolier suñu ay ressources maanaam li ñu yàlla may spolier ko esclavage jeex colonisation am diggante bi sax wala balaa booy amoon na fi jamono yu buur te ba fàttali ko Moussa Ngom woykat yal na ko yàlla yërëm dadaa wooy naan da nga daa tëdd ba guddi jot buur fëgg ndëndëm ni jóg leen fii ku fanaan di jaam mu daa di waxaat ni da nga daa bay ba sa tool bi meññ mu ne dugub ga sax gerte gi ne gàññ buur teg ci loxoom ñi la lii jël naa ko waaye na mu yokk ci ni waaye nag loolee dañ na fi tey la ko fi jëlee du ay jinne du ay malaaka ay nit lañu rek ñoo xeex ba suñu ressources ñu daa jël diñ ko xañ di ko jariñoo soit mu nekk à jamonoy esclavage wala jamonoy colon wala jamonoy buur dañ na fi tey pour mu dañ nag dafa ay nit yoo xam ñoo taxaw xeex ba loolu dañ kon ñun suñu génération tey am devoiru fay ñooñee bor ba kon ne xeex bi kon ne xeex bi nag olof dafa nii as gor su ne war ngaa moytu loo sox ak say nawle puso bi bu yëg say loxo mu réer dafa am ñoo xam ni dañu sacrifier seen bopp pour esclavage jeex am ñoo xam dañoo xeex pour colonisation jeex am ñoo xam dañoo xeex pour réew mi jóge ci wàllu royaume dugg ci wàllu démocratie nekk république kon tey ñun dañoo war a fay bor ñooñee lu ñeen fayee bor mooy lan la ñu moom ñun ñëpp ñu fexe ba muy profiter à ñun ñëpp loolu moo waral bi ñu jëlee suñu indépendance yi ay borom xam-xam di ay patriotes ci seen réew yi ku ci mel ni Kéba Mbaye naa ko tudd ndax ñu bokk réew mi Sénégal taxaw ci Afrique di xalaat di xeex di xalaat di xeex di xalaat di xeex ba seen xeex ba ak seen xalaat ya jur lu ñu tudd
la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. ci biir boobu charte ñu wax ci clairement ni tout peuple a le droit de disposer de lui-même. yokkaat ci ni dafa am beneen droit bu am solo bu ñuy wax droit au développement. gudd na de mais dama bëgg rek peut-être ñu xam ne li ñuy def ñun dañuy fay bor. bien sûr am na solo li ngay wax. ñooñu ñoom Kéba Mbaye en 1981 ñu am charte boobu ñu tuddee charte africaine des droits de l'homme et des peuples. dama koy tënk rek. moo ci benn baat bu am solo bu ñuy wax droit au développement. suñu njiit yi di jëfee ñenn ñi. fexe ba seen peuple yi effectivement jouir de ce droit au développement sukkandiku nag ci exploitation rationnelle de leurs ressources ndax damay wax ni bu ñu kenn nax Afrique pauvre de dañ koy appauvrir mu am ci ñun ñu ci prendre conscience bokk na ci ñooñu le président Macky Sall xam bi mu ñëwee arrivé au pouvoir malgré li mu fekk ci ay kuréel yuy xeex guerre moo taxaw daal di lancer OFNAC. waaye OFNAC bi muy am mi ngi remplacé benn kuréel bu ñu tuddee woon commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion Macky Sall di ñëw créé OFNAC. yokk ay pouvoir am yokk budget am ba tey jii budget OFNAC xaw naa mat fukki yoon budget boobu kuréel boobu amoon. justement bu fekkente ni président Sall dafa ñëw woote woon rupture bonne gouvernance commencé woon ni da koy symboliser ak ay kuréel yu am doole mel ni OFNAC nga ni budget am mat na fukki yoon li fi nekkoon. ndax gis nga fonctionnement bi nga doon xaar ci OFNAC ak fi mu toll tey. ci loolu jëm si bi ñu créé OFNAC teg ko ci lan dafa bëgg bonne gouvernance ñu ngi sax fàttali ko bi ñu créé ministère en charge de la bonne gouvernance ci boobu jamono aussi ñu créé ce qu'on appelle code de transparence yooyu yëpp tënk ko ci rek ci li nu yàlla may nan lañ koy yore yërën bu sell ba mu nekk alalu ñëpp bañ a nekk alalu kenn kese ci boobu jamono le président Abdoulaye Wade daa def ay révélation yu doy waar ci mbiru Petro-Tim ak Aliou Sall di tontu mu am ñu ko jàppale ci tontu muy nguuru Sénégal waaye seen tontu yi dafa gën a lëndëmal suñu xel ya ci naka. non parce que li ñu doon jiiñ indi wuñ ci benn preuve budul rek ni contrat bi daal fi lañ ko fekk Abdoulaye Wade ak Karim Wade ñoo ko signé woon. dana ci baax ñu fàttali fa ma nekkoon ak yow bu njëkk ni la lan moo doonoon li motivé woon sa plainte Sénégalais bi xam ni lii ak lii la ñu accusé woon Aliou Sall diggante Petro-Tim ba tax nga amoon plainte ñu soog a avancé. si lañ nekk bi Abdoulaye di waxee loolu. Aliou Sall tontu fekk dañ ko jiñoon nii. waay maanaam Franck Timis dafa jël suñu ay bloc yu ñu ko jox. waay te bloc yi bi ñu koy jox. pétrole ku ne xam ne mën naa génne ay milliards jariñ réew ma. exemple dañ ci débat yi. manqué wu fi ci réew mi ci réew yu ñu wër. mu ne dañ ko jox Aliou Sall rakk président Macky Sall. Aliou Sall weddi ni loolu amul. joxuñu ko pétrole. et que aussi li nga xam ne sax licence yi ñuy tudd bi ñu koy signé Macky Sall nekk fi woon Karim Wade ak Abdoulaye ñoo ko signé bëgg la demal xel nit ñi parce que foofu dañu bëgg a taxawal que ni rek contrat ci wàllu pétrole bokk la contrat ci wàllu leneen contrat pour mu am valeur dafay am décret d'approbation yoo xam ne président moo koy signé ñu gis ñi tontu yi Aliou Sall indi non seulement leerul waaye dafa gën a lëndëmal xel yi mel ni ñoom dañoo bëggoon def pexe gëmloo Sénégal yi que ne war kat li muy wax nii waxi rek opposition la ak pouvoir. bu ko def xeex entre des politiciens ñu ne déedéet lii ñuy wax on parle de choses très sérieuses parce que on parle de nos ressources naturelles on parle de milliards. te yooyu ressources ñun rek moomuñu ko comme dañoo bëgg mu leer am na kuréel bu ñuy wax OFNAC. te la tax ñu fal leen mooy mbir yu mel ni di leer. moo tax ñu saisir OFNAC le 29 décembre 2014 pour mu enquêter ci coow lii fi am ci affaire u bloc yu ñu jox Franck Timis Aliou Sall et autres. d'accord bi ñu bindee OFNAC tontu ñu. ma ciy profité di remercier la présidente Nafi Ngom Keïta. ndax war a woon na farlu ak taxawaay bu mat sëkk. ngir mbir yi leer. loolu moo ñu yóbboon OFNAC. justement Nafi Ngom Keïta taxawoon na pour mbir mi leer mais finalement amul suite. absolument lan moo indi loolu. wala di ko naqaru loolu parce que Nafi Ngom Keïta dafa dem ba ci biir liggéey bi. amatul jàppale ñi mu doon xaar
ñu jàppale ko. ci ñan mooy président Macky Sall ak nguuram parce que nag wax naa la ni ñoom ñoo créé OFNAC sant ko liggéey war koo jàppale te même suñu lettre bi ñun bind nañ ci ni madame la présidente am nañ yaakaar lool ni le président de la République mi ngi nii moom lañ def ca fin wu lettre ba. dañ ca bindoon rek ni la loi vous donne tous les pouvoirs pour ouvrir une enquête en vue de poursuivre les personnes impliquées dans cette affaire. ñu yokk ci ni le président Macky Sall fervent adepte de la gouvernance vertueuse, bonne gouvernance, de la réduction des comptes, etc., vous accompagnera sans aucun doute pour l'éclatement de la vérité. Je ne protégerai personne, dixit le président de la République. Parce que ñun dañ ko ñaax ni ko am nañ yaakaar ni président bi fa taxawoon. di wax ay bonne gouvernance ba tax mu créé ministère ba bonne gouvernance. créé OFNAC, créé code de transparence. À 2 occasions au moins muy def adresse à la nation. di wax ne je ne protégerai personne. Je dis bien personne. Macky Sall ko wax de. wax na ko ay yoon. ñu ne kon am nañ yaakaar ne kii dina la jàppale. waaye malheureusement jàppale wuñ ko. muy def enquête man déglu nañ ma ay yoon. déglu nañ également yeneen témoins yi qu'on avait cité. na fi comme def liggéey bu am solo gëstu biir réew gëstu ba bitim réew. justement bu fekkee da nga am document boo yóbbul Nafi Ngom Keïta lettre la pour laaj ko ni ko defal enquête wala da nga ci boole ay document clé yuy firndeel ni dafa am loo njoxtu exemple lii ak lii laa gis ci mbir yi ba tax nga bëgg ubbi enquête. mais bien sûr xam nga maa ngi ci professeur pour am benn mbir bu ma leeral. phase enquête amul preuve. indice lan lay wax. ak ay présomption. du ñàkk sa lettre da nga ci signifié da nga ci soulever ay mbir. waaw mais malheureusement loolu duñ ci mën a xuus trop. parce que parce que bu doon avant enquête bi di ubbeekul di nga comprendre. mais xam nga ni fi nga tollu enquête bi procureur Bassirou Gueye ubbi. dafa am lu ñuy tënk lu ñuy wax obligation de. yu bari peut-être waaw ba ca njëkk mais tam dafa am tam lool Sénégal tam dañu am droit à l'information aussi. non du ñàkk doo joxe yëpp mais quelques points phares yoo xam ci sa biir plainte bi nga déposé woon yenn yoo xam doo wax lépp du dugg ci biir dossier bi di ko tojo nga faram-fàcce mais ci kaw la forme lan la woon. xam nga plainte bi. li ci jublu leen kese mooy lan am na pétrole ñuy gëstu pétrole ci àdduna bi. ñooñu teg nañ ay bët Sénégal. bëgg fee gëstu ci biir gëstu bi bu ñu kenn nax. dafa am lu ko Sénégal di gagné. maam benn kuréel bu ñuy wax tulóor ooy boo xam dugal nañ ko ba sori. benn instant ñu rocci ko jox ko ñoom Frank Timis. te ñu gis ne Frank Timis amul ci wàllu liggéeyam xam-xam avéré bu jiitu. mu ñëw Sénégal ba xam war naa tax mu mën a explorer pétrole fii Sénégal. ñoom ñu jaay leen ko loo xam jox leen ko loo xam dañ jàpp ni yomb na lool te part bi ki Sénégal am muy 10% dir part bu ndaw la. Frank Timis bu nga koy jox lu mel noonu dafa am ay charge yu ñuy gàll ci kawam charge yi. defu ci benn defaatu ci benn ci tënk rek parce que mënuñu wax lépp. charge yi comme yan exemple Sénégal bi comprendre. xam nga tey jii bu ñu lay signé bu ñu lay octroyer une licence. dafa am ay yoo war a liggéey ci réew mi donte exploration ci phase bi nga nekk. mais dafa am ay liggéey yu ñu lay sas. exploration mooy nga càmbar xool ndax am na fi. am na fi wala am na fi. te foofu noonu naa ci benn parenthèse. gars yi dañoo bëgg a nax naan ñu les peut-être ay technique ñu koy wax xamuñu ko. ñun on ne parle pas dans le domaine technique du pétrole. On parle tout simplement de la gestion de nos ressources. Comment se fait-il que Macky Sall accède au pouvoir. jàpp na ni nañu gëstuwaat affaire licence yu jox ñoom Frank Timis. ak Aliou Sall ñoo bokk rek. mu sant ko IGE balaa IGE yi di ñëw ya ko gaawantu signé leen décret jox leen ko loolu tey xel. yooyu ma nekk mbir xam lii bokk na ci li nga jébbal ci sa plainte bi nga jox Nafi Ngom Keïta. Nafi Ngom Keïta waaw. ok bi nga joxee Nafi Ngom am liggéey bu muy def. maa ngi lay wax sànq ni. du ñu dugg détail pour 2 raisons. parce que ñi di jàkkaar xam li actuellement lañ bëgg. ku wax ñu ne non pétrole c'est technique. mbir bi du problème technique de xam nga tey jii Modou Mbacké bu nit duggoon ci sa studio sàcc caméra bi ñuy wax sàcc yi. nit tax fa naan non caméra nañ ko ba affaire technicien la on ne parle pas de la technicité. di caméra caméra la ñu wax ma la ko ma laata la ñuy wax di. bon li ci am solo. la caméra waaw donc waxatuñu waxi caméra. xam nga la ñuy wax est-ce que. maanaam ki ko jël
lan moo tax mu ñëw jël caméra bi. loolu mooy information bi. c'est l'information li ñu soxla mooy. alors léegi lan moo tax ñu jël ko. léegi déposé nga sa plainte Nafi Ngom Keïta depuis 2014. 5 ans après problème bi da ko explosé wu. ndax tey am na benn média bu ne bitim réew bu ci dugal loxoom. ba coow li bari procureur ni léegi voilà dana def appel à témoin yow nga dem bokk ci ñi njëkk a woolu keroog. alors bi nga demee def nga presque juróom-ñaari waxtu bu ma juumut ci waxtaan bi laaj ak tontu ma koy wooyee càq yi diggante Babacar Mbaye Garaf ak waa DIC lan moo nekkoon laaj bi DIC doon laaj donte doo mën a def wala yëpp mais du ñàkk Sénégalais xam lu la posé comme question. waaw xam nga gars yi actuellement dañu nekk ci phase su indice. ñun waxoon nañ ci procureur Bassirou Guèye daal def sortie ni képp ku ci xam na nga dem nga wax ci lañ koy xam. ñu jàpp ne lii ay caaxaan la gën a nduru. pourquoi caaxaan. man parce que appel à témoin maanaam circonstance bi amu fi sens. day fekk loo xam ne xëy na crime dara xam ne am na. gisuñu gars yi ñëpp ñi koy càmbar amuñu ci lenn lu ndaw luñ mën a démarrer. ñu wax ni képp ku ci xam dara rek ni ñëw wax. waaye ñoom bi ñu ba càgg sax bàyyi nañ loolu ñoom ñooy convoqué nit ñi. ba ñu convoqué ñu ne dañuy déglu ci ñun parce que mbir mi ñor nañu comme ni ñu ñor Sénégal yi ñor goo xam ni bu ñu saxoo woon biir géej wala asamaan. bu ñu amee pexe dañu fa dem suñu amul pexe dañuy fexe ku am pexe nga dem fa. waaye ndax encore une fois on parle de choses extrêmement graves xam nga Modou. personnellement dama dëkk fii ci banlieue bi. du ngeen toog ñaari fan ñetti fan te du ngeen dégg ay agression yu fi am yenn sax ay bakkan di ci rot. ñu dëkk fii suñu gox yi sonn lool ba ñenn ci ñun sax di manqué ay courant. waaye lu naqari gëm naa lay wax ne. am na boo demee tey bi Malika. dafa gis gox yoo xam ne Malika bi nekk bi Dakar am gox yoo xam ne ba léegi amuñu ndox mu ñu naan ndoxi pompe la ñuy naan te ku ne xam ne ndoxi pompe baaxul fenn rawatina ci baale rawatina Malika nga xam dafa jege Dakar dem Mbëbës. ma gis ci biir ci réew mi ci dëkk yu bari ay élèves di fa jàng nekk ba tey ci abri provisoire donte wàññeeku na nag. ay jigéen di am doom ci kaw sareet suñu hôpitaux yi manqué lool yi fi am as néew sax manqué ay jumtukaay. man ak yéen ñi ngi fàttali ko rek jamono bi nga xam ni. radiothérapie ñàkk na fi ñàkk goon mi parce que ay sunu ay malade dañu lay yóbbu Maroc pour ñu faju ji. waaw sunu policiers yi di xeex ak way dëng yi. waaye ñàkk ay jumtukaay lool ba jafe na. nga dem ci ab commissariat fekk fa ñetti oto. sunu étudiants yi di kaas chaque fois ay bourse bay génn di ci ñaxtu kenn ci ñoom dee ci ay nit di ci dee. li ci faatu bari na. ñenn ci ñoom. ñoo ne université kat dafa fees ba tax yóbbu leen ci école privée yi état fayu ko ndax nee na amul xaalis waaye ci boobee jamono ñu liñ fi am loo xam ne suñ ko téye bu baax waxuma sax faj soxla yooyu waaye da koy faj bañ desal ba tey suñu ay ndaw yi nga xam ne bëgg teraanga moo tax ñuy songu géej gi di dem Barça tudde ko Barça wala Barsaax te yàlla may yoo xam suñ ko liggéeyee mën na noo jural naataange goo xam ne dootuñu soxla dem Barça. muy suñu gaz ak pétrole bi. tout à fait. mais loolu nag moo tax ñu jàpp ne comme ñii. dañ ko bëgg a fooyee. ñun mbir mi nañuy jaral lépp lu mu leen jaral ñoom. pour mu leer. pour mu leer naññ. ñu indiwaat suñu alal fekk dañ ko sàcc. parce que jàpp nañ ba tey bu fekkee weesul nañ ko dabu nang ko ci loxo ñu ko jox indi ko jox ko ñoo xam ni ko liggéey itam jariñ réew mi. d'accord damay duggaat DIC ak sa convocation ak laaj ak tontu lu laaj ci Babacar Mbaye Garaf bi nga jàkkaarloo ak ñoom lu la wax moo nekkoon seen ay question ak lu leen tontu. mais question yi loolu loolu xëy na tekkiwul dugg ci secret enquête bi. non comme nga wax rek laaj ñu. lan ngeen lu tax ngeen plainte bi ngeen defoon. yan xam-xam ngeen ci am ñu jëbalaat jar kayit yi jëbalee ko liñ ci xam. wax leen ko. liñ ci xam wax nañ leen également ay témoins yoo xam ne parce que indice nekkul rek ab document booy yóbbu. di nga dégg ay nit yoo wóolu. waay nga xam leen xam seen njub xam seen dëggu. nga ne ñoom diw de source la ñu. parce que encore une fois président Ablaye Wade nekkul n'importe qui moo ci njëkk a wax. waay mu jóge ci sunu beneen compatriote boo xam ñu ngi koy féliciter au passage ko xam ne jàpp naa ni. Sénégal gépp ko amal njukkal ndax éclairage yu mu indi ci mbir mi. muy Baba Aïdara. ba ko defee nga mu soxlaa da koo dem déglu ji. ñooy leen na ngeen dem déglu ji aussi Baba Aïdara wala ngeen woo ko mu ñëw ndax man nag xam naa ni bëgg na réew mi bëgg koo xam sax ko wooyee mu ñëw. Birahim Seck ku ne gis na ay démonstration yi ki def yu am solo. wane ne kat mbir yi jaarul yoon. Ousmane Sonko nga bëgg nga bañ ko nangul ko ni yàgg naa xeex ci mbir mi. waay Clédor Sène wax dëgg yàlla chaque fois muy indi ay
jumtuka ak ay démonstration war na ni mbir yi jaarul yoon mu am lu ca am lu ëpp solo te yi wax na ko wax na ko waa commission d'enquête bi oui que ni ñun ba ñuy déposé suñu plainte fii lañ ci tolloon lii lañ ci xamoon waaye dans la mesure où da nga ni ci phase bi toll buñ ci wax ndax suñ ci waxee dañuy violer la loi te ñu nekk ay citoyens duñ ci wax waaye bëgg nañu aussi ngeen yokk ci li ñu waxoon ñun ngeen yokk ci ñett yi ngeen dem OFNAC génne rapport enquête bi nga xam ne dafa nga koy defoon na ko te man jàkkaarloo ak ñoom xam naa te gis naa ci ñoom ay nit la ñuy xam ne ay compétences yu mat sëkk ki seen liggéey war nañu également aussi un patriotisme élevé de bëgg nañ dem ba jusqu'au bout dem leen gën jëli rapport OFNAC boobu dana gën a yombal mbir yi d'autant plus que tey Sénégal dañoo yàkkamti lool te xam nañu ni le temps de la justice n'est pas celui des autres comme ni ñu bëgg ngeen gaaw dañoo bëgg ngeen travailler en mode fast track d'abord parce que mode la boo xam moo ne actuellement en vogue au cœur même de la République te gis nañu aussi ci yenn mbir yi fi jàll yow procureur nga wone xarañte ak farlu goo xam ne en un temps record dugal nga sa enquête bu jëbal leen yoon kaaw Khalifa Sall ngi nii kaaw Karim Wade ak kaaw ñeneen kon jàpp nañ ni tey la Sénégalais yi gën a yàkkamte ngir xam fan la dëgg gi féete loolu nag boo travaillé en mode fast track dina nekk waaye it nga dem jëli rapport OFNAC bi nga déglu aussi ñii ma lay bëgg tuddal parce que ñun bañ cey wax lañ amoon ci élément versé nañ ko ci mais ne ngeen buñ ci wax waaye am na ñoo xam ne bañ a déglu de ndax Abdou Mbaye ancien premier ministre dafa bokkoon ci ñuy signé décret bi bien sûr mu am wax yu am solo di wane chaque fois patriotisme am def naa su ngeen ko dégloo te ngeen bëgg am élément yu leer danay yokk seen leeraange ak kan Thierno Alassane Sall ancien ministre de l'énergie waay nekkoo ministre de l'éducation de nekkoo ministre de la santé ministre de l'énergie la nekkoon kon kooke am na lu mu ci xam lu bare bare waaye aussi ngeen jëfandikoo reportage BBC bi nga xam ne la mu ca wax lu ca ëpp sax sunu presse bi fi nekk waxoon na ci ba pare yàgg na xanaa kañ da ngeen leen ñàkk a jox cër rek ba nga leen joxoon cër booba ngeen di woote waaye it ba nu génnee xamal nañ kuréel bi ñu àndal ak sympathisants yi que dem nañu wuy ji rek de parce que moo jaadu fu nu la woo nga wuy ji pour leeral waaye amu ci li benn yaakaar xam nga Babacar taxal foofu lu tax dossier bu toll nii nga xam ëllëgu Sénégal da ci nekk muy avenir u 15 millions de Sénégalais war a dem ba 40 ans nga xam te ni bii génération lay laal absolument procureur def appel à témoin ñu ni ubbi nañ dossier bi nga ni amoo ci yaakaar loolu foo ko teg ci lan la exactement waaw dafa xam nga procureur tëbul tëb jóg procureur kilifaam mu ngi tudd ministre de la justice dafa njëkk a wax ba mbir mi xewee rek mu taxawee de Aliou Sall jour Korité daa ne moom gëmul loolu ministre de la justice kilifaam mu ngi tudd président Macky Sall moo njëkk a taxaw seetal Aliou Sall rakkam yokk ci sax ay kàddu yoo xam ne jàpp naa ne rafetul suñu diggante ak moom parce que wax na ci ay affaire de naafeq ay affaire de rambaaj te nag le respect est réciproque man dama bëgg lool ñu naw suñu président waaye moom it nañ jox cër nag ndax moom moo ñu diggoon bonne gouvernance ba pare sax wooñu ci code bi que ni képp koo xam ni digg nga ay mbir yoo xam ni àndul ak yeneen bu sell soo ko dénoncé wul yéen mën naa dal sa kaw ëllëg ma foog ne kon citoyen yu jóg di dénoncé mbir yu mel noonu la war président mooy takkal leen décoration waaye pas di leen xas ak di leen saaga dama dégg xaaral ci biir loolu ñu gis ni boobu président moo jaar ci ministre de la justice ministre de la justice jox ndigal procureur pour ñu ubbi enquête te nag bu ñu fàtte ni c'est le même président en plus di fekk déjà jël na position moo santaane woon rapport u IGE 7 ans après ñu ne jotul rapport bi ma ragal aussi ci kanam tuuti ñoo xaar jotuñu rapport Serigne Bassirou Gueye loolu bu ñu tasee yaakaar ñu ne kon léegi nañuy jéem a saisir yeneen kuréel yu nekk bitim réew personnellement honnêtement te loolu def naa ni ñeen bokkul kuréel dafa jëme ngi ni toog mën nañu ma ko doy seede lii ma mës a bëgg mooy xeex bi yem fii rek te mbir mi feeñ parce que mbir mi feeñ moo ñu gënal moom mooy suñu yitee law na baagi bitim réew waaw mais xamul tax parce que dañuy wax ni le linge sale se lave en famille def ko póotum biir nekk waaye day fekk ñu ngi ko sëqal tamit bëgg póotum biir nekk voilà yaa ngi wax tàng mbirum rapport IGE te pourtant procureur keroog dafa fëgg taabal ji sax ba ñu bari jàpp ni mbaadu convocation bi di convoqué ñenn ñi mbaadu rapport bi la ñuy xool ana fan la jógee est-ce que yow sa biir
laaj ak tontu diggante yow ak waa DIC am na fenn fu la laaj ci rapport IGE. et bien sûr mais xam nga dañ lay laaj mais rapport IGE dañuy wax dafa am caractère confidentialité. waaye loo xam ne wax dëgg yàlla nag dem na egg ci internet bi nag tey jii nañu wax 15 millions de Sénégalais yi ah ñi ko amul xanaa mooy ñi ko bëggul am. yow ba la ci DIC laaj la ñu wax. non dara lañu dox am nañ ko mais ce que li ñu ko tontu mooy rapport IGE mais ñëpp am nañ ko foo dem ci àdduna bi ngi fi foo dem foo site boo dugg boo tapé rek rapport IGE bi génn xam nga la may wax ci kañ maanaam mooy président bi santaane woon rapport IGE. pourquoi sukkandikuwul ci rapport boobu balaa mooy jël benn dogal. waaye pourquoi bu fekkee rapport bi ñëwagul woon tegu woon xaar ko parce que Modou Mbacké waxuñoo ak ay bàyyi ma ay nit la ñuy waxal. Modou Mbacké sa kër waxuma sax loo bokk ak nit ñi. boo fa santaanee dara di saytul ma ko balaa nga ciy décider. di nga xaar lan la saytu bi indi. mais mënuñu d'accord IGE bu fekkee jox nañ leen cër bopp njiit tu réew sant leen mission mu am ci ñoom ko génne si mission bi mu sa am mission bi am na ñu war ne mission bi am na. laata ñu koy indi nga jël say dogal juróom-ñaari at après ñu dégg ni kat maanaam déggoo ci gémmiñ di waaye dégg naa ci dégg ci gémmiñ ay ñoñom ñu ne président jotul rapport bi. kon loolu ma doon déggee jaaxalu la en tant que état amoon ordre de mission boo joxe benn institution bu toll ni IGE ñu ni président gisul rapport bi juróom-ñaari at boobaak léegi ni ko Abdou Mbaye waxee diggante siège bu IGE ak palais presque lépp ci biir la ay mètres yu ndaw la bu mate ay téeméeri mètres bariwul. waay xam nga loolu jaaxle bu ma rek ci dama ciy tiit dama ciy ruus. parce que dañuy wax nag ni le chef de l'État mooy la personne la mieux informée. bien sûr dans un État. bu lépp awee ci yoon. waaw kon bu fekkee li nga xam ne dem nañ ba sax ñu jaay gerte caaf yenn saa ñu ko jaay gerte caaf ndax bari gum bari ci dëkk bi te président di jot ci mën tiit naa kon est-ce que ëllëg ay musiba ay def ko di musiba. mënuñu fi dugg ba di ñu sànq di ñu gaañ. te suñu njiitu réew du ko yëg. bu tiit war ngaa tiddee. président ak tous les moyens d'investigation et d'information qu'on a mis à sa disposition. ñu ne kat moom gisul rapport boo xam ni boo demee ci mbedd mi foo dem gis ko nit ñi yor ko. war nañoo tiit kon bu ñu amuñu kaaraange. tiitaange bi dafa am leen lu ma tiitloo mooy may diglu nga ne dañ diglu Abdou Mbaye noonu diglu Thierno Alassane Sall en tant que ancien ministre témoin la ci affaire yi mais déggu ma nga tudd régime bi fi nekkoon muy président Wade ak ñi mu àndal. mais surtout lu tax du mën a diglu Souleymane Ndéné Ndiaye wala sax président Wade mi fi nekkoon ca booba ñu ni décret bi kat mi ngi ko fi tegoon laata président Sall di ñëw au pouvoir. waaw xam nga foofu man damaa gëm di Ablaye Wade wax dëgg yàlla. je ne suis pas le seul à le penser. nit ñi war nañ ko nangul un patriotisme tel que. bëgg réewam soo gars yi noonu kaa ñu déglu mooy dem ñu déglu. ndax suñ ko mënul sax xaaral suñ ko mënul dafay bien sûr suñ ko mënul. dem déplacé wu fekk ko fa mu nekk déglu ko. ndax président Wade xam nañu ni quelquefois sax yu bari dañuy bëgg ñu génne ko ci waaye bëgg réewam day tax mu ñu di ànd ak ñun di manifester. kon nag kookee jàpp naa ne mbir mu toll ni intérêt Sénégal yëpp nekk ci. suñu ko dañ laa bëgg a déglu mu wax ci lam ca xam. mais ndax waaye sax benn parenthèse ndax Babacar baal ma ndax mesuré nga tamit degré de responsabilité président Wade ci situation bi Sénégal toll kaw Aliou Sall Petro-Tim. waaw xam nga la moo tax mënuma cee nangu benn responsabilité. parce que ñii lay dañu ni moom moo ko signé woon s'il faut d'abord. parce que dañu am bu ñuy wax affaire contrat la ñu wax président du signé contrat. lañ ca wax ñi nga waxu décret. décret non mais kan mën nañ nan la mën a décret favorable pour que ñu signal Petro-Tim. waaw justement léegi sax foofu am naa ci ñaari tontu. nañu ci benn bi. d'accord un projet de décret n'est pas un décret. ça c'est vrai. deuxièmement aussi bu fekkee dama ne de projet de décret bi. waa de teg ko fële signé ko. est-ce que nekkul woon doon gën a gëstu balaa mooy signé. troisième élément. waaw décret bi kañ ku ne d'accord na ni président Macky Sall moo ko signé Abdou Mbaye contre signé ko. dafa naa rime ak ñaari président. jàpp naa tamit fu ñu fekkoon un décret signé. du ñëwaat di signé waat un décret dans le même sens. amul sens loolu. ñoo lan la ñuy layee. contrat bi amoon na fi Karim Wade Ibrahima Mbodj ñoo ko defaroon. waay ma bëgg la jox rek benn exemple la ñaar yu sedd. te gaaw combien de décret la fi Macky Sall la fekk ñëw annulé ko bu ñëwee pouvoir. waaw Macky Sall fekk fa woon Sénat tas ko. fekk fa woon conseil économique et social
tas ko. fekk foon ay appel entrant mu dindi ko. fekk fi woon ay engagement Sénégal yi ñëw mu changé ko. mu demoon sax ba ay oto yoo xam ne may nañ ko ay kilifa de mën a nangu ko ci ñoom. ñoo ngi koy fàttali ko oto yi mayoon sëriñ yi kon ça veut dire que Macky Sall am na lu bari lu mu fekkoon mu dindi ko ci Abdoulaye Wade. waaye ça c'est vrai. kon même bu fekkoon c'était un décret signé. mais dara empêché ko mu ñëw remettre en cause parce que def na ko ci yeneen cas. beneen mbir mi mooy gis nga nañu jox cër sénégalais yi xam nga Modou Mbacké ñun ñi ñëpp labat nañ soxna ba am soxna. ba tey toll nañ ci maye doom wala maye jarbaat. xam nga administration contrat dafay lié ñëpp waaye ci wàllu pétrole dañu la contrat amul sens li am sens mooy décret d'approbation xam nga tey jii. di nga dugg ci kër da nga koy wut soxna waxtaan ak ñoom ba d'accord sax amaana. amaana sax joxe nga premier cadeau waaye est-ce que tax na nga ne damay fanaan ndaw si ñemewoo ko de. xamul tax parce que amagoo approbation imam ba. c'est la même chose. mayegul la. mayegul la. d'accord yóbbul may gu njëkk waxtaan na jàppal dat sa bu la neexee. waaye ba tey ne joxuloo sañ-sañ ci nga jot ndaw si parce que amaguloo approbation bi nga xam ne diine. moo takk say ci condition yi. loolu mooy tontu projet de décret président Wade amoon ak décret président Sall signé. ñaari tontu la am. très bien dañ ca fekk un projet de décret. mooy li may wax rek. dem nga jàpp nga waxtaan ak soxna si moom mu d'accord. say kilifa waxtaan am ay kilifa bañ d'accord. waaye mënoo ko jot ci ndaw si parce que amagoo approbation imam bi wala may gu ne sa jàkka ja. foofu lu ne xaj na fi. muy procédure te xaj na fa mooy projet de décret bi. d'accord beneen bi mooy. même bu ñu ñëwoon sa fekkoon ñu signé ko ce qui n'est pas le cas mais gis nañ yeneen mbir yu Abdoulaye Wade signé ñu dindi remettre ko en cause. jox naa ci exemple yu bëree bëri. d'accord sànq da nga nekkoon di argumenté ci li tax amuloo confiance ci doxinu procureur ak mbirum Petro-Tim Aliou Sall que ni naam def na appel à témoin mais gëmoo ñu dana mën a leer. mais lu tax confiance boobu mënoo ko am ci sa justice sénégalaise bi nga xam te ni bi tamit réew moo gis justice mooy kenn bu dëgër bi ko war a téye. tout à fait ndax exemple bi nga joxe ni président Sall mel ni ko défendre rakam le ministre de la justice maître Sall tam mel ni ko défendre Aliou Sall rek tax amuloo confiance ndax loolu tam doy na argument pour manque de confiance. waaw xam nga tey jii boo ko seetloo Macky Sall moom mooy le premier président mooy le premier magistrat ci réew mi. bien sûr waay. moom. mooy premier président. waay mooy le premier juge. qui doit être même au-dessus des considérations partisanes. ma doon jàpp ne Macky Sall yàlla mën na te occasion. mu jëmmal wax ñoom daa wax je ne protégerai personne. ne serait que sax. mu bàyyi yoon def liggéeyam objectivement après mu soog ko tontu waaye dafa ko de. dafa njëkk a taxaw weddi sax ba tam ñenn ñi. ñu teg ci ministre de la justice bi nga xam moom mooy kilifay procureur te moo ni procureur na jóg. moom moo taxaw wax ne Macky Sall mi santaane woon rapport IGE ba tey jotul rapport bi waaye Mour Mbacké olof moo ni ku ndóobin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw. bu fekkee président Macky Sall mi santaane woon IGE enquête moo toog 7 ans après ay ñoñam ni jotul rapport bi waaw bu fekkee c'est ce même président moo santaane waat via son ministre de la justice enquête ci mbir mu mel nii damay ragal ëllëg aussi moo ne gisul rapport bi enquête yu jur. sa xel ci waaw suñu xel tey tey Serigne Bassirou Gueye dañu du mat rek mais fait le tour de ce pays là Sénégalais yu baree bare dañ ko commencé jàpp ne procureur bu fi nekk procureur gouvernement bi nekk seen yat di ko dóor ñu koy dóor opposition bi. ndax wax naa la sànq ni gis nañu dans certains dossiers mu travailler en mode fast track dans le dossier d'Aïda Ndiongue ak yeneen dossier ak dossier wu ñoom Khalifa Sall yi. mbir yi gaaw lool. la diligence ak les procédures de diligence n'ont pas fait défaut waaye nag jàpp naa ñi tey ay mbokkam ak moom boppam ak magistrat yim sëqal corps bi war nañu wax ak ñoom ndax kat le Sénégal a l'occasion de restaurer la confiance des citoyens en leur justice. Modou Mbacké wax jafe ne ci kaw rek waaye ci suuf ku ne xam na ne j'ai confiance à ma justice daanaka léegi dañ na j'ai crainte à ma justice moo fi nekk. waaw ñu bari koy wax mais dafa am benn mbir bu ma seetlu bu fekkee yéen da ngeen a jóg ngir xeex ngir ëllëgu Sénégal justice nekk war a leeral te dañ jaaxaanaay mais wëluwu leen ko ndax am ngeen beneen façon combat bu ngeen nar a teg bu bokkul ak génn ci mbedd mi xëy na manifester comme li xew bari ki démb Colobane. tey waaj a xew Guédiawaye. ci waaj a xew Guédiawaye ni nga ko waxee.
alors lan ngeen nar a def lu dul loolu ndax tam bu fekkente ni manifester ñu autorisé ko wala ñàkk autorisation policiers yi génn xëpp leen ay lacrymogène ngeen daw dugg ci mbedd yi ndax loolu tamit tax na mbir mi leer bu fekkee amu leen beneen façon bu xeex. waaw xam nga dafa am lu ñuy wax daanaka léegi suñu réew yi dañoo bokk ay village léegi monde bi moo nekk lu ñu mën a tuddee village planétaire. léegi lëkkaloo àdduna dem na ba ci réew yi kan leen bàyyi ak seen bopp leen neex def. ça c'est vrai dañoo bokk ci yeneen kuréel. africaine bokk yeneen kuréel au niveau mondial. moo tax it moo xoon ne jusqu'ici alors ba jamono ju néew dañu jàpp ne xeex bi mën na yem fii rek ndax lan. quel que soit alpha ñoom mën nañ ko leeral parce que nag olof dafa ni boo sàccee bëgg a raw waxuma naa lu sax dafa sàccee de pour le moment. ay indice la ñu am. njort la ñu am. ak ñoom Frank Timis ak yeneen yi ne ci biir olof dafa ni boo sàccee bëgg a raw baa nga def bagaar bëgg a raw mu ne otoraay ji la dax avion ji naaw ba tiim la mun na béyee boo bañ a dawati te xam ne jàpp nañ la kon tey dama foog ne sax ñii muy Macky Sall di nguuram di procureur Bassirou Gueye suñu borom moo leen may occasion bu Sénégal yi amaatee ci ñoom confiance ndax tey justice bi Sénégal yu baree bari jàpp nañ ni justice par loolu la occasion ngi ni tey te loolu nag mi ngi nekk rek ci ay mbaggi Serigne Bassirou Gueye moom procureur mu delloo njukkal la magistrature qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui delloo njukkal droit bi mu jàng ak ay moromam yàlla def tey moom mu mën a génn ba nekk procureur amaana ñoo xam ne sax daqale woon jàng te nekk ñu fa dara mu delloo aussi njukkal yàlla mi ko may sempe ko ci ay moromam ba mu nekkee sixième ba fu mu toll mu mën di am ay notes yu baax ba tey mu nekk magistrat nekk procureur de la République en quoi faisant en travaillant objectivement d'accord rek loolu ngay xaar ci moom. occasion la nag encore une fois. te la yaakaar naa ne may saa dinañ ci wax ak moom mu restaurer la confiance des Sénégalais en leur justice occasion la également moom ak ñeneen ñu bari ñu défendre l'image du Sénégal surtout au plan international. dañaan Sénégal bi ci bitim réew lañ koy nawee. mooy le Sénégal est un état de droit. waaw ñu ngi koy wax. xam nga état de droit. un état qui se soumet au droit. kon tey Serigne Bassirou Gueye li ñu koy ñaan rek. mooy na nekk soldat waaye nekk aussi porte-parole seulement du droit. sànq ne nga li xewoon Colobane manifestation wala rassemblement dina am géejawaay. looy xew géejawaay. waaw géejawaay de dañoo déposé tey sax ñu ngi jógee préfecture géejawaay. pour déposer fa déclaration de marche de manifestation pacifique à travers une marche. pourquoi nga choisir géejawaay mbaa da ngaa bëgg a fekk Aliou Sall ca biir meeram. non non xam nga xeex bi tey dafa am lu mu laaj tournure bu mu laaj muy lan ñuy tuddee maanaam lawal ko fépp muy généralisation. ñu di jàpp ni stratégie bi gën a gaaw mooy décentralisation également ci biir loolu parce que am na ñoo xam ni mënuñu chaque fois ca fa ñu nekk. ñu ñëw ajjuma di manifester Dakar ma ciy profito di delloo njukkal waa coalition aar li ñu bokk. ci engagement ak fermeté bi nu am ba seen manifestation di réussir. waaye di delloo njukkal également les Sénégalais ndax keroog ku xool la xew ajjuma fële. xam ne Sénégalais am nañ fulla ak fayda ci aar. ak sàmm seen am-am. bu ñu dee manifester àjjuma ñëpp dina ñëw incha allah waaye dafay baax aussi boo demee Mbour nga dem Tamba dem Kédougou dem Ziguinchor dem Sédhiou foo dem ci àdduna ba ci sax village bi gën a ndaw donte juróom-benn nit ñoo fa nekk waaye nañu àndandoo ñoom ñëpp manifester wane dañoo bëgg sunu alal jikat mu leer nañu parce que encore une fois. li ñuy wax du pour ñun de. amaana sax suy meññ ba tax ñuy meññ dëgg danay fekk ñu màggat mbaa ñu jóge fii waaye ñun ñëpp dañoo am nag devoir aar suñu njabootu ëllëg ak seeni njaboot ñoom seeni alal xam nga tey wax naa la ko sànq. mais est-ce que am nga yaakaar ci ni ñu koy waxee sax autorité wala préfet bi nekk Guédiawaye dina joxe autorisation parce que Colobane moom njëkk naa bañ premier rassemblement bi deuxième bi la soog a nangu est-ce que am nga yaakaar. waaw xam nga préfet de wax dëgg yàlla man préfet Guédiawaye li ma xam ci moom mooy c'est un républicain. te jàpp naa aussi ni la mu jàng rek lay jëfee te constitution bi daf ñoo may nag sañ-sañ ak yelleef ci ñu manifester. la ca am solo rek mooy mu nekk manifestation boo ànd ak dal te kenn may yàqal kenn. te jàpp naa ñi jël initiative bu marché bi
ay homme bi responsable lañu incha allah danañ am taxawaay ba dara du fa yàqu kon aw ñu benn xel ñaar ci ni marché bi dina am et que incha allah dinañ ñu ci jàppale daal ngir mu jaar ci yoon. mbaa nekkul ay pexe bëgg a teg Aliou Sall pression ñi naan na démissionné ci caisse de réconciliation wala sax démissionné ci maire Guédiawaye. waaw ñun day bokk solo suñu kuréel nag laaj ñu ñaaru yëpp parce que dañuy ragal sax ñu koy laaj loolu nekk piège ñu laaj démission mu bàyyi ñu ba mu nekk revendication ñu xëy bis ni satisfaire nañ ko léegi affaire bi jeex na ñun Aliou Sall nekk caisse de dépôt consignation Aliou Sall nekk navigateur rek Aliou Sall nekk vraiment footballeur dem kan waaw suñu yoon new ci ñu daal Aliou Sall suñu alal ji ñu koy tudd la ñu wax nañu ko leeral parce que nag alal la joo xam daf ñoo war a mën a jariñ ñun jariñ également suñu ay njabooti ëllëg ak ginnaaw ëllëg ndaxte Modou Mbacké gisuma ni njabootu Aliou Sall ak njabootu Franck Timis gën nañu njabootu yeneen Sénégalais yi ba tax loo xam ne mën naa jariñ suñu réew yi mi yëpp ay at suñu jàng doom yi gën a baax suñu hôpitaux yi bari te baax suñu tali yi bari te baax suñu sécurité yi am doole suñu wér-gu-yaram yi gën a baax ba tax suñu ay ndaw dootu ñu xemmem bitim réew bay jël géej gi mënumaa nangu tey jii lam nar a jur yëpp nag ay ñaari ñett aaki ma ko seen poche ko seen njaboot ñoom kese. mais Babacar xeex bi ngeen sumb naam rëy na nuru na lu noble pour défendre li ñu bokk mooy aar li ñu bokk ni ñu ko waxee mais dafa am ay at ci ginnaaw coow jiboon na fi ci lu mel ni ñu ni woon dafa am toll ci 600 milliards yoo xamante ni bii état Sénégal daf ko perdre ci anam bi ñu joxee Petro-Tim contrat bi ma déggoon fi ay plainte ba sax Petro-Tim jëloon fi avocat Franck Timis loolu fu mujj da ngeen a reculer xam ne amu leen preuve da ngeen a juumoon wala exactement mbaa xeex bi du mel ni comme booba. déedéet ñu porté plainte de Aliou Sall ak Franck Timis ñoom dañuy porté plainte mooy yooyu ñuy def rek xam nga ñoom dañuy def communication quoi franchement dafa ñii sa loo xam day tàng xool nit parce que on parle de choses sérieuses te ñoom communication la ñuy def dañ naan rek bon bu gaa yi waxee ñu wut dëgg bu ñu waxee ñun ñuy lëndëmal la ñuy wax finalement mu lëndëm kenn du xam fan la dëgg féete ñoom loolu mooy seen stratégie dans un premier temps dañ ni woon nañu fexe ba ñoom suñu waxee ñun tamit ñu wax ci jaxasoo Sénégalais kenn du xam fan la dëgg féete parce que li ma jaaxal ci biir loolu finalement mujjul fenn amul justement ci biir loolu ñun léegi dañuy indi aussi pour gën a ki Sénégalais yi nañ leen gëmloo ni l'affaire est technique bu ci kenn wax nañ ko bàyyi techniciens yi dañ ñuy nax expert waxoon bu ñu jonn les techniciens nañ dem ca géej ga ca pétrole fa mu nekk ñun li ñuy wax xam na la on parle de la préservation de nos ressources li ñuy wax mooy pourquoi Macky Sall jël licence su pétrole jox ko Aliou Sall mi nga xam ne kenn xamu ko benn xam-xam ci wàllu pétrole Aliou nag daanaka ma Aliou lépp Aliou mën lépp waaye man de wax dëgg yàlla mosuma ko dégg ci affaire pétrole mu jël ko jox ko ci ginnaaw moom bu mu ñaawee njort ci ni mbiri jaarul yoon pourquoi Macky Sall xaarul rapport IGE balaa mu jël benn dogal d'accord pourquoi aussi Thierno Alassane Sall nee na moom en 2016 fekk coow yi sax passé na waxoon na ko ni ay la yéwén ñii li ñu leen jox war ñu leen koo jox nañ ko retiré wala ñu bàyyi ko dafa ñu ko de dañoo renouveler seen contrat lañ ca perte yëpp pourquoi Macky Sall xool ba ñu perte ko mu nar a profité Franck Timis ak ñu muy corrompre en lieu et place des 15 millions de Sénégalais ak ñu nar a ñëw ëllëg gis nga Modou Mbacké lii nu yàlla may moom la may waa Libye may ko waa Koweït. lii de moom fa mu mujj ku ne xam na ko. may ko waa Qatar. Koweït fa mu jaar bu yàgg ku ne xam na ko. ku ne xam na ko. Irak aussi. fañ Iran yaa ngi dégg macha allah. pétrole la ñu am. te xoolal tey ñaata yoon ngay toog fa ji dégg ay ndaw ñun suñu ay ndaw fii yi dee Libye ndax lan parce que dañ faa xemem lu ñu fa wuti te amul seen réew. waa te pourtant ñoom lañ amoon liggéey ko lañ am ñun. ñuy laaj nañ ko liggéey rek ba ñëpp mën ca jariñoo. justement monsieur Mbaye Babacar est-ce que yéen muy opposition bi pouvoir mais comme que yow laa jàkkaarloo nga bokk ci ax lu ñu bokk ñu ko mën a waxee est-ce que bàyyi ngeen xel bu baax yan pexe xeex la war a jël comme stratégie ba mën a fexe ba suñu gaz ak pétrole bi jariñ Sénégal ndax fi ñu tàmbalee nag attention danger la boo jëlee Nigéria xam naa yaa ngi gëstu ci wàllum histoire ak guerru Biafra bi pétrole moo ko juróon nga jël Libye ak lu fa xew pétrole moo ko jur xeex bu metti absolument nga jël fu mel ni Gabon ñaata at ñu ngi génne pétrole mais ba tey dëkk ba ak fa mu toll
est-ce que dëgg-dëgg Sénégalais yi ak dirigeants yi ak yéen opposition am ngeen conscience boobu que Sénégal fi mu toll tey sawara baa ngi tegu ci gën a gaz bi. waaw mais balaa may répondre ci question bëggoon naa def benn précision rek. mooy aar li ñu bokk waxuma seen kàddu. bien sûr parce que dafa am ñu jël initiative taxawal ko. man naw leen loolu nag. suñu wootee ñëpp wuy parce que aar li ñu bokk dama jàpp ne Sénégalais yëpp ci lañ bokk. waaw ça c'est vrai. aar li ñu bokk. Sénégalais yëpp ci lañ bokk. mais ma leeral ni sax li ma la invité mooy dama la invité en tant que président wu. Alliance Sauver le Sénégal Alliance pour sauver le Sénégal. voilà parce que aar li ñu bokk am na ñoo xam ne jël initiative bu. mettre ko sur pied. léegi sax nekkatul seen mbir ñoom kese parce que mbiru Sénégalais yëpp la. tous les Sénégalais se sont appropriés actuellement se sont appropriés le combat de aar li ñu bokk. donc mënuñu wax seen tur. ndax bëgguñu ëllëg ñu ne ah yow kat nekkul ci kuréel donc ci loolu coow la ñuy waxee. gis nga pétrole. boo seetloo suñu lettres yi ñuy bind yëpp fan la ñuy bind fan la ñuy jeexalee. tous pour l'éclairement de la vérité waaye yokk à la fin que Dieu nous préserve de la malédiction du pétrole. am na sax keroog sama benn waay bu ñuy wax Serigne Ba ndeysaan maa ngi koy nuyu au passage. nekk ci membre fondateur mouvement bi bu dëkk Malika. dafay wax dañoo war a wax ni mbir mi eggul ci yàlla de fii la que Macky Sall nous préserve de la malédiction du pétrole. xam nga may déggam déet moom nee na jarul ñaan yàlla parce que nee na li nga mën a jawutal sa bopp loolu ngay ñaan yàlla mu may la ko directement waaye yàlla may tam nekk si say loxo nii jël may na ko ba noppi actuellement tey ji Macky Sall rek moo ñu mën a épargner de la malédiction du pétrole en commençant na bàyyi rek mbir yi leer nañ te mu jël intérêt Sénégal teg ko ci ay bëtam. est-ce que tey mbir yi leer nañ ak mbirum ayu pétrole ak mbiram ndax gis nga ni Sénégal fi mu jaaragul nii yoon wan la jaar yoonu jàmm pétrole xéwalu pétrole wala yoonu ayu pétrole ki ayam. sim laa la wax xam la mu indi ay pétrole bi. mu ñu suñ biir ñu reyante waaye mel ne loolu du am lu tax du am. même ñi bokk ak Aliou Sall sax kan ci li ngeen xamul ñi ànd ak moom ñëpp ñu ànd ak moom de ci mbir mu mel nii. ci seen biir ñoom seen coalition. benn bokk yaakaar. seen coalition benn bokk yaakaar ak seen parti APR même. parce que avant d'être militant d'un parti mais d'abord. un Sénégalais un patriote. c'est vrai waay. te nag nit ñi nekk ñu ay fans club Macky Sall de dañoo wax ak moom parti nawle. am na ci ñoom ñu am fula ñoo xam ne sax mi loolu ñoom la concerné. ina ñoom duñu d'accord ndax ba ñuy xeex ak Macky Sall autour de principe et de valeur gis ñu ne Aliou Sall. ñenn ñoo waxaat ni su Aliou Sall en 2011 mu ne am contrat ci Ablaye Wade. te Macky Sall Ablaye Wade nekkoon ci contradiction bu méttee métti ah loolu nag seen biir ñoo ko wax de sama yoon néew ci. waaye ñoo ne nag sa paaka noonu soo gëkki say loxo xarit na nga waxtaana sax na nga moytu sa xarit boobu jamono. nga xam ne ay nit perdre nañ seen ay poste ndax jegguñ jege Macky Sall. su rakku Macky Sall mënee am ci Ablaye Wade lu toll noonu daanaa xalaataat de moo tax ñi xam loolu. am na xam ne jàpp nañ ni mbir mi affaire Aliou Sall la mais du affaire APR du affaire du affaire caisse de dépôt de consignation. te ci kaw loolu Mourou Mbacké. non dafa am sànq loo dama am beneen tiitaange dafa am ñu bari jàpp ni mbaadu li nuru contrat wala ab décret projet décret bi ngay wax Wade da ko fee teg mel ni ku tegal piège président Macky Sall te Macky Sall tàbbi ci ndëgg sarax boobu tey. waaw kon de am na ñu gis loolu bu ñu gis loolu kat mel ni am nañ dëgg de am na ñu jàpp loolu effectivement waaye kon am nañ dëgg tey. xam nga man damay wax chaque fois nii bañu ma ko ma sédd ci gaalu xaj waaye man ci kenn fekk ma cay lekk rek moom la Sénégal yëpp di wax te loolu lañ gëm. su ma tegalee piège kañ su ma nekkee ci ak njub rek dama daanu ci piège bi kon quel que soit alpha moom. tey daanu nañ ci piège boobu bu fekkee piège la woon daanu nañ ci. te am na lu doon wax sànq Mourou Mbacké dama tiit parce que. ca Aliou Sall dafa am lu bari lu mu wane. bokk na ci yooyee dafa mel ni léegi dañoo am projet wu tëgg benn nit def ko un super sénégalais au-dessus de tout et de tous. ah bon loolu nga foog ci Aliou Sall. dañoo wax ci affaire Aliou Sall. ma gis président Macky Sall mu njëkk a tontu. jour Korité jour Ballontax. te ci boobu jamono ma gis fi ay ministres yoo xam ne tuumaan nañ leen te gisuma kenn wax ci. Mame Mbaye Niang dama leen ko fi ay milliards ba mu bëggoon démissionné sax. parce que seen ministre yi gis ma benn ministre ngaa ngi ci. wala bokk mu am ci taxawaay bi mu am ci Aliou Sall bokk pour être précis. ndax le président Sall wax am dara dafa fort. ah mais dégguma it président wax ci dégguma sax waa APR wax ci. waaye ñu ne Aliou Sall rek président moo ñu ko tontu. Amadou Ba affaires étrangères tontu. ci ngoonu côté ndeysaan jur bale garde soo wax ci. ñu naan déet porte-parole du gouvernement wax ci ñu naan déet cadre APR yi wax ci ñu naan déet
maa ngi dégg ay caisse de dépôt de consignation saa Aliou Sall tey dafa taxaw ci fexe ba créer ay lobby yu bare autour de lui. ñu nekk ci moom benn genre bunker ba xam ne kenn du ko mën a jot. def ko bouclier. te ñun Aliou Sall du moo ñu intéressé de. mais la preuve xaaral parce que dañuy wax ni affaire rakk Macky Sall. bien sûr waay. mais rakk gën a fort doom de yaakaar naa te Macky Sall am na doom bu tudd Amadou Sall. nañoo jéggal su ko fekk tudd bi neexu ko mais Amadou Sall kenn tudd ko kenn wax ko dara mais parce que yorewul suñ dara. Macky Sall am na yeneen rak kenn tudd leen parce que yorewul suñ dara. Aliou Sall mi yor suñu yëf lañ tudd. su ko yor woon kenn du ko tudd. justement yaa ngi tudd mbirum Aliou Sall ak gars yi taxaw défendre Aliou Sall mais ñu am kenn ca palais muy El Hadji Amidou Kassé muy suñu doyen mu am lu mu wax ci TV5 Monde ba coow li bari moom jàngat boo am ci communication bi nga xam tey noonu la pôle communication président Sall di gérer mbir mi. gis nga lu dul dëgg soo ko bëggee pénte ni dëgg la yàlla mooy gëlëmal sa xel ñu loolu moo leen dal. lu dul dëgg xam nga dañuy wax ni toi dafa wax ni la vérité existe c'est le mensonge qu'on invente. dëgg moom lu am la. lu am la. lu dul dëgg nag la ñuy jëm inventé. waaye lu ñëpp bokk soo ko bëggee ngar rajo lekk yokkee sa yàlla moo lay weer di gëlëmal sa xel ay pexe yoo mënta am du sotti xoolal gars yi pexe bu ñu jéemul. maa ngi lay wax sax dañ njëkk a jéem pexe jaxase xel nit ñi. sottiwul ñu jaxase nii affaire technicien bu leen ci wax Sénégal lañu ñoo lànk. li du affaire technicien on parle de nos ressources dañ ciy dugg. dañ koy laaj ba mu leer naññe. te ko xool kër nu ñu wujjee aar la ñu bokk. te nar a wujjee na incha allah géejawaay le 4. Sénégal yi wane na seen bopp ni yéen seen message boobu jàllul. le 4 juillet. le 4 juillet. te xam nga la ñuy wax léegi lan la ñuy wax ay force occulte ñu nekk bitim réew bëgg a taal réew mi loolu kenn mënu koo gëm parce que ñay dem place de l'Obélisque ña fa nekkoon keroog place de la nation. man bokk naa ci. def naa boo xool ña fa nekk ñëpp bu dul ñëpp ñi ëpp ci ñoom. amuñu leneen feneen seen lépp mu ngi Sénégal seen ñi am kër seen kër Sénégal la nekk. ñi am soxna seen kër soxna seen soxna Sénégal la nekk. ñi am doom seeni doom Sénégal lañ nekk. kon ñooñee amuñu benn intérêt mais taal fi na am. tey bu tàkkee ñi ne jàkkaarloo am nañ ay kër feneen ñoom. ñii ngay gis ñu jàkkaarloo ñu di wax ni. ñoom mu tàkk dérangé wu leen parce que am nañ seen i kër am nañ seen rawukaay feneen la preuve seen ay doom duñu jàng suñu école yi seen ay mbokk duñu fajoo suñu hôpitaux yi seen i kër yi nekk suñu dëkk yi kon amuñu benn intérêt ci dëkk bi tàkk au contraire dañoo bëgg jàmm moo tax ñu bëgg indi dëgg ndax dëgg mooy dal jàmm ci jàmm waxtaan da ciy baax président Sall woote dialogue est-ce que situation bi coowal pétrole bi génne ak contrat yi Aliou Sall naam njàgg na fi mais dafa fëlaat ak doole tombeek dialogue bi ñu ngi koy doxal est-ce que mën na xajamal waxtaan bi wala war na mën a def occasion sax waxtaan bi gën a am sens foofu ndax daañu toog ak waxtaan ci contrat yi. waaw maanaam très bien gis nga dialogue bi occasion la woon ñu dox nañ ko ba tey que ni ñi dem participer au dialogue te man gëm naa dialogue bi lu am solo la ñi dem participer ñëpp ba ñuy dem dañu woon bëgg seen réew rek moo leen ñulug ba tax ku leen woo ci waxtaan lu jëmee réew mi kanam ñu bokk ci loolu la ñu waxoon noonu kon nag jàpp naa ne occasion gi nii bu ñu mën a wane ni ko dëgg-dëgg la ñu wax dëgg la ci ñoom muy bëgg seen réew rek moo leen ñulug moo tax ñu doon wax ni l'éclatement de la vérité sur l'affaire Petro-Tim dañ ko war a inscrire comme premier point ci dialogue national bi parce que amul beneen question bu gën a national mbir moomu tey ji la mooy dëgg ci mbir pétrole yi contre contrat bi amul tey lu ko gën a nekk exigence ci sénégalais yi. dafa am sax lu laal ci avenir réew mi. absolument dans la mesure où foofu dañ fay toog ngir di waxtaan ëllëgi réew mi. waaw lii kañ mooy li gën a jàmp ci wàllu ëllëgi réew mi. bien sûr moo tax ñu ne pour ñun parti politique société civile personnalité indépendante bu defee dialogue ba te la nga waxoon nekk ci dëgg mooy réew mi la ñor. fexeel ba waxtaanu dëgg gi feeñ ci mbir mi na nekk premier point ci wàllu dialogue. d'accord ñi ko initié suñ ko bañee. nañ leen fa bàyyi seen dialogue dem ñun lancer assise nationale sur l'éclatement de la vérité pour l'éclatement de la vérité sur l'affaire Petro-Tim. d'accord donc di lancer appel waa Guédiawaye ñu moytu Aliou Sall ak ñooñu mi leen bëgg a jël def leen benn armée contre le reste du Sénégal tey jii Sénégalais yëpp ñoom ñoo soxla seen alal ji nga xam dañ koo bokk bañ ñaari nit aki mbokk ngir seen njaboot xañ ko suñu ay njaboot ñun ëllëg. d'accord deuxièmement aussi ñun ñoo ëpp intérêt à ce que mbir mi leer
yàlla def sax bu ñu nee à la fin ñu ne li ñu ne Aliou Sall deful dara. ak ay preuve. waaw lépp doon leeraange rek mu jeex. parce que intérêt bi ci Guédiawaye am mooy lan. Guédiawaye rek moo fi nekk gox boo xam ne ni dénk nañ ko Aliou Sall. li ne soo ko dénkee sa alal ngay dégg ci moom ay tuuma yaa war a njëkk ni teg ba gën a xam ki nga dénk kan la. d'accord ma lay gërëm bu baax Babacar Mbaye Garaf mu nekkoon sunu gan. man maa lay gërëm di la sant. di leen jégalu di jégalu aussi téléspectateurs yi. merci beaucoup ndax wax yombul. waaw ñàkkul wax nañ fi lu noonu. wala lu jubul nañ ñu ko jégal xam ni rek bëgg réew mi rek. moo ñu jàpp luñ ci am ci lu baax nag. ñu sant ko yàlla ñun ñëpp. jërëjëf mu nekkoon émission diisoo ci DTV ak ci Dunia FM 88.9 waaye itam suñu site internet www.dtv.sn incha allah kon beneen bis beneen gan ak beneen sujet ngir mu di ànd ak suñuy programme merci beaucoup Babacar mu lay gërëm bu baax a baax a baax. merci beaucoup merci.